amoon nga ko jëmee ko ci wàllu mbay mi mooy surtout distribution gerte geeg yooyu ñoo ngi jëm aussi ci wàllu mbay ndaxte nawet bi gaa yi ngi tàmbali ruuj beeg yooyu jëm ci nawet bi loolu li nga doon ci ragal ak li nga doon ci dànkaafu ndax loolu moo ngi ci ba tey ak ban taxawaay nga jàpp ne ministre de l'agriculture et de l'équipement rural war na ko am fii nga xamante ni ci lañ jëm ci mbay mi ci nawet bi nga xamante ni moo ngi waaj a ñëw ci jamonoy pandémie bi. xam nga gouverner Pape Djibril c'est prévoir gouvernement dañuy seet président de la République ci ay pouvoir am yoo xam ne daf koy dénk ay ministre wala ay technicien mais ça ne veut pas dire que ñooñu mu ko dénk ñoo gën a xam ci sénégalais yi wala ci beneen réew nu mbir moomu di doxe mbay ak niñ koy doxale en tout cas ci xeetu mbay ak ñebbe ak i mboq ci bassin arachidier yi dama jàpp ne man académicien laa ci dama koy wax parce que loolu laa gëm la ma waxoon assemblée nationale technicien bu mu mënaat di doon ci ministère bi mën naa ko défier pour wax ko li nga xam ne bu ma ko waxee ci mbay du mën a dem ba toxal ko ndax baykat laa ci bay laa juddu depuis 65 ans 54 laa juddu 65 ans am naa ko te yépp ci mbay lay xëy di ci gont ma gis ne at yi jàll amoon na ay erreur yu bëree yoo xam ne amoon na ci distribution semence ak intrant ndax état du Sénégal day fab milliards yu bari subventionné ko jiw yi mais bu ñu ko defee dama jàpp ne subventionné wuñ ko pour ab fonctionnaire te ci biir semence yooyu fonctionnaires yi dañ ci doon jël député di ci jël ministre di ci jël te baykat yi liñ leen di jox poids yu ndaw la loolu yàgg naa ko signaler bi mu continuer ndax lu fi yàgg la il fallait que man en tant que député ma jël sama responsabilité wax ko ci kaw bi ma ko waxee def naa Sénégal gépp ànd nañ ci ak man ndax kilifa yi gën a mag mooy sunu sëriñ su mag si dëggalal nañ ma loolu baykat yi ci terrain bi dëggalal nañ ma ko yaakaar naa nag pour cette année am naa ci espoir parce que président de la République bi mu amee ay information yu claire ci ñi doon dugg ci circuit boobu te bokkuñu ci jël nay mesure pour wax ni ñooñu buñ leen ci joxati ndax subvention ba tey li ma la waxoon rek buñ la ko xasee ba def mënuñu koo considérer comme un détournement mooy produit bu ñuy jaay di ko jaay lu gën a yomb état di ci def xaalisam mais bu koy def dafa am ku ko war a moom loolu donc problème boobu moo amoon bi mu amee nag te mënuma ko dindi li ma mënoon rek mooy yëkkati ko ba ñépp xam ne loolu jaaduwul ab député bu am solde 2 millions wala 1 million 300 wala 600 mille warta mën a dem di jël subvention ab ministre warta mën a dem di demander lu ñu subventionné pendant que baykat bi ñu koy jox 5 kilos ci bopp ak yooyu ndax gros producteur mooy koo xam ne dafa am capacité di bay tool bu rëy xam nga yow mën ngaa bay comme man damay bay ñeneen am na ñuy bay mais bu dee damay bay man di gros producteur boo xam ne attan naa li nga xam ne mooy sama jiw waree su la subventionné dañu war a subventionné producteurs yu ndaw yi pour ñoom ñu mën a yóbbu gerte gi fi mu war a def tey boo ko seetee ñenn ñooñu ku daan jël gerte googu même duñ jël gerte dañ koy jaay dañ leen di subventionné ba pare gerte gi duñ ko ji dañ koy jaay donc loolu vraiment moo tax. mais loolu xanaa dafa am benn absence de contrôle boo xamante ni moom moo ci war a am ak kan moo war a contrôler secteur boobu finalement. du absence su. contrôle responsabilité yi boo koy situé fan lay. waaw mooy sunu xam nga système yi des fois mooy biaisé ndax buñ ne kuy bay xam man Kër Mbaarik laa dëkk député la bu ma fa amee tool yan yi dem ci
fi nga xam ne mooy représentant agriculture département bi damay wax ni nangami hectare laa bind ko aw kayit lay doon ni moom lay bay bëgg naa ñu jox ma subvention gros producteur la mais léegi depuis bi fi SONAR jógee SCIB amatuñu des organes de contrôle li ñu amoon SODEVA service semencier amatul dañuy dem bay ba pare rek recruter quelques-uns ñu dem a xool sondage yi te sondage yi même du fiable donc loolu mooy problème bi nga xam ne moo taxoon ma yëkkati suma kàddu pour alerter gouvernement bi ñu xam ne méthode boobu day fausser seeni statistiques ndax gerte gi bu dee da nga koo jox koo xam ne jiw ko xanaa da koo jaay ba pare nga ni ñor na dafay poser problème. léegi ñoo ngi nekk ci jamono boo xamante ni pandémie la feebar baa ngi fi ñoo ngi wax ne am na ci ñoo xamante ni ñoo ngi bëgg a tàmbalee ruuc. ndax dafa war a am benn dispositif tamit bu spécial boo xamante ni moom mooy accompagner li nga xamante ni moom mooy période en tout cas ci début hivernage. waaw xam nga lu compliqué la. fi ngay waxee. ndax pandémie bi bu dee yàlla deful mu arrêté fii ak fin du mois de mai. trop dina compliqué parce que taw bi bu xasee ba ñëw xam nga virus yooyu xam ne day wàlle bu taw dee am lay gën a garaaw toujours mais dañuy ñaan yàlla bala ñu àgg ci fi muy taw ndax ñaari fin juin jëm début juillet la ñuy seenu nawet bi en tout cas ci région centre yi jëm nord peut-être vers la Casamance la ñuy seenu ci fin du mois de juin ma yaakaar ne loolu yàlla mën naa def avec mesures yi nga xam ne moom la sunu borom xam-xam yi di jël ñu mën ci génn ci feebar bi bala ñu àgg foofu waaye li am solo daal moom te xam ne moom lay soññi ak ministère de l'agriculture mooy ñu veiller ci ñi nga xam ne ay intrus la ñuy doon xam ne du ñuy baykat te fu ñu dégg subvention defi tappale wuti këyit fexe ba jël loola jaay ko ñu fexe ba loolu bañatee am man loolu bu amee rek suma xol sedd na les vrais agriculteurs bu ñu jotee ci subvention bi ndax ay milliards lay doon day baax mooy li ma waxoon léegi l'essentiel li ñuy joxe na dem ci ñi nga xam ne ñoo ko moom te yelloo ko ñeneen ñi nga xam ne am na yeneen secteur d'activité yu ñu ne di ca am xaalis ñu xam ne bokkuñu ci loolu. léegi am na ci loo xamante ni tamit président Macky Sall daf ko amoon comme ambition mooy réduire les inégalités yi nga xam dafa am. entre monde rural bi ak li nga xamante ni moom mooy le monde urbain. ci booy xool depuis Léopold Sédar Senghor saa bu ñu waxee ndimbal rek ci monde rural bi lay jëm loolu nan la ñuy def ba ci yow say xalaat ba monde rural bi nag ñu mën leen a dimbali ci accès universel yooyu muy wax ba nga xamante ni loolu day dañ lan moo tax boobu ba tey suñ leen dimbal rek foofu la jëm. xam nga loolu dama politique bi dafa war a nekk politique de vérité mooy bu dee dañu bëgg a def comme ni ñu waxoon relance de l'agriculture ñu cibler secteur yi nga xam ne jàpp nañ ne buñ ci investir production record danañ ko am na tey Sénégal même lu taw manqué ñebbe ji fi mu toll dem na 500 ñëpp koy lekk daaw jéeg semence yi ma mujj joxe bi nawet bi mujjee te xam ne dañ ko doon kenn amu ko Burkina laa ko wuti looy dem di wuti ba Burkina te fii boo ko jiyee bu nawet bi ñëwee 2 mois 15 jours nga am ñebbe ju dul jeex te ñebbe mën nañ koo lekk ci lépp mais pourquoi du ñu investir ci domaine boobu yokk jiwu ñebbe bi gerte xam nga dafa am lu ci nekk loo xam ne bu dee min nga mbay suuf yi ni mu faible léegi gerte mënatu la am rendement yu am njariñ bu ñu joxee 75 000 tonnes je suis persuadé que daaw 75 000 tonnes yi ñu joxe li ñor ci Sénégal lépp entre 700 000 et 800 000 tonnes la gerte loolu tuuti na ndax objectif yi ñu amoon bu doon am nañu ay rendement record d'une tonne 500 600 à 2 tonnes à l'hectare dañuy passer 1 200 000 tonnes mais la vérité est que nawet bi amoon na damm-damm mais suuf si it ci boppam vraiment attanul lool tey bi ñu defee ñun ay laaj enquête
sauf yi nga xam ne ñoo tane entre 800 et 1 tonne à l'hectare moo ñor fii am na yoo xam ne boo demee dans le Njàmbur jëm boori Ndar ba jëm si Thiès 500 kilos à l'hectare sax amuñu ko am na ñoo xam démb maa ngi waxtaan ak suma benn xarit ñoo sama promotionnaire la bu doon bay ci tool yi sëñ Salim nee na moom mi ngi jiwoon 2 tonnes yi kemb foofu mais nee na 500 kilos la ñor la 2 tonnes yi kemb xam kooku dafa perte ngooñ rek la am donc yooyu il faut ñu réfléchir ci xool mbay mi surtout comme ni marocains yi def ñu gën a favoriser culture maraîchère bi après mbay mi ba mbayu ceeb bi ceeb mën na fi ñor bu baax en quantité ñebbe mën na fi ñor en quantité lu mel ni ay dugub des fois daf fi ñor en quantité ñu jéem a investir ci secteur yooyu buñ ko defee je pense qu'on n'aura pas beaucoup de problèmes. léegi élu local nga aussi foog ñu wax ci décentralisation toujours ci ambition président Macky Sall surtout avec l'acte 3 dañu waxoon ne dañuy rendre les territoires viables et compétitifs viabilité boobu ak compétitivité territoire yi boobu ba tey yan jéego lañ ci def.